jaajëfal si teewlu bi seen émission face to face am mbégte dellu si tey nag ñuy dalal koo xam ne gën ñaa ko dalal ci biir émission bi te moom nag mooy actionnaire plus que majoritaire émission bi ak sama émission yëpp nag ndax loo ma mës a def rek macha allah ba ma dalee def lii ba léegi muy Walfadjri rek fii daanaka lu ma commencé rek moo koy ubbi tey ñu amoon na suñu rendez-vous annuel man ak moom ñu gëj ko def nag ndax ay xew-xew yu bëri yoo xam ne xam ngeen bu su ma lay waxee bu ngeen gisee écran bi xam lu tax ñu gëjoon jàkkaarloo muy sama papa di ko xam ne kenn du ko présenté ci réew mi ndax xam ngeen ko xam bu baax taxawaayam ci anam ak nu mu gën a rafetee ci daal li nga xam ne moo leen soxal yéen askan wi kon tey ma am mbégte dalalaat ci bi émission bi maître Abdoulaye Babou avocat à la cour ancien ministre ancien député ancien président de la commission des lois ci nguur Abdoulaye Wade nag bëri na fi ay fonction waaye defe naa fonction yu ma am yëpp bëgg ci gënal mooy avocat ndax mu gën leen a mën a défendre donc moom laa am mbégte dalal tey ñu fas yéene nag waxtaanee li xew ci réew mi laaj ko ci xalaatam mais surtout laaj ko mu tojal ñu yenn yi nga xam ne nun xëy na dese nañ ko xam lu aaju ak li xew assemblée ak ñoom seen doxalinu réew meek yi ni mel lépp nag ñu dëxañ ko nag ci feebar bi lëmbee jamono muy corona bi nga xam ne fi mu ne dafa daanaka moo ŋànk pan yu bari ci àddina bi kon papa ginnaaw ba ma la nuyoo jaajëfal la am nag mbégte bu baax a baax defe naa ça fait plus de 4 ans jàkkaarloo ñu li ko waral mooy xam nga rek nga nekkoon si dëj ma nekkoon si dëj ndax ki fi jógee maman ba tax na ma da doon jafe si man ma jàkkaarloo waat ak yow ndax macha allah sunu rendez-vous annuel yi moo ko daan organisé daf yu baax bu ñu paree am fu ñu kii woon donc man maa en réalité man maa préwul woon j'étais pas prête pour ñu jàkkaarloo waat donc c'est le moment nga nangul ma ko tamit ndax yow dañu yàgg yaa ma yar ma gërëm la sant la Touba nga jóge fa nga confiné sa bopp yàgg na macha allah donc nga defal ma honneur boobu fajaru ñëw toog ñu waxtaan ndax nag réew mee la soxla te bu saa yoo la réew mi soxla nga teew ginnaaw ba ma nuyoo jaajëfal la ma bàyyi la nga nuyoo ak sénégalais yi lay seetaan. sama doom laay wax de. waaw dëgg la. xam nga li tax ma wax. xam naa bu baax. ndax tey jii mi ngi mel ni soxna Dégène teew na fi. dëgg la maman. te billaahi teew na fi. dëgg la. muy yow Aysatu. nañu daan demee. mariste fu nekk. wallaay dëgg la yàgg na. yàlla def tam yàlla miy def lu rafet fekk fii Mado. waaw di doomu soxna Dégène. waaw li waa ji daan wax sama yaram daw na rek moo mën a boole. sama yaram daw na moo ma dénk jëmm ji. wallaay sama yaram daw na. dëgg la moom fa mu nekk ak ka nga ñàkk yàlla na ñu xeppee àjjana. amiin yaa rabbi amiin. li nga wax dëgg la. nit yi jamono ñu lañu. kon il faut ñu def yëfi jamono. dëgg la. jamono di ko déranger fi mu nekk jaxase xel yëpp. mooy feebar bi ñuy wax. dëgg la. te muy balaa. man ci sama gëm-gëm. ci yàlla la jógee. amul hasard. amul lenn lu am loo xam ni neexul sunu borom. dëgg la sëñ Tuubaa mi ngi koy wax ci Masaalikul Jinaan. yàllaa ko indi. yàlla na ko teggi. amiin yaa rabbi. bul fàtte ni li jiitu tam sunu histoire amoon na fi ay balaa. su ma remonté ba 1816. mais amoon na fi ay feebar. fièvre jaune. choléra amoon na fi. peste amoon na fi. indi ay musiba. d'ailleurs nit ñi xamuñu ku seen histoire Sénégal. xam nga peste lu mu fi indi. quartier Médina bii tey. tudd Médina. xam nga lu ko waral la. ba peste amee. jaar port de Dakar ñëw. tubaab yi ñoom ñi ngi dëkkoon plateau.
dañoo tojoon rajaxe pencu lébu yëpp confiné leen parce que le mot confiné boobu la xewoon wàcce leen ci suuf tudde ko Ponti Village noonu la avant Médina di am Ponti Village li tuddoon El Hadji Malick Sy moom ci boppam moo joxe turu Médina loolu histoire u peste la naa fermer la parenthèse tey ñu ñëw di jànkoonteeg lu metti mais ci fàttali itam Sénégal jot na xam ñetti état d'urgence 1968 ñëpp ko xam ñu juddul woon sax xam nañ ñu mooy coowu étudiants yi coowu ko andi woon 88 diggante Abdou Diouf ak Ablaye Wade ci la ñu defoon année blanche ñu jàpp Ablaye Wade tey nag pour la première fois ñu am lu tudd état d'urgence sanitaire musul am état d'urgence musul am waaw su ñëwee nag musiba bi mais normalement nguur mooy jël ay disposition looloo tax ñu dugal état d'urgence sanitaire mu jeex parce que 12 jours la njiitu réew mi dugal lu bees loi boo xam ni danañ ci waxtaan mooy dem assemblée nationale ni nañ ko jox doole joo xam ni day boole ak bosom bi mu amoon exécutif ñëw ci domaine de la loi ñu jox ko dumtukaay yépp mu ni ci loolu la bëgg a sukkandikoo pour xeex lii fi am looloo tax maa ngi nii loi bi danañ am temps wax ci parce que lu baree ngi ci il faut nit ñi leeral ko voilà papa ni nga duggee macha allah ci émission bi baax na li gën a tax sax ma sàkku jotaay bi mooy justement pour nga jàppale ñun ñii ñu comprendre loi d'habilitation bi nga xam ne ci la président Macky Sall dëxëñ état d'urgence sanitaire bi ndax sànq wax nga fi loo xam ne xëy na ñu bëri xamuñu ko woon bi ne xam nañu ne Sénégal dund na ñaari état d'urgence la ko li jiitu bi xamuñu woon peut-être ñu bëri réeré woon mbir ne c'est la première fois ñu am état d'urgence sanitaire ce qui est important donc du coup man loi d'habilitation bi laa bëgg papa nga faram-fàcceel ñu ko ndaxte yor nga document bi léegi man sa sànq ci coulisse wax nga ma si yoo xam ne dëgg-dëgg mosuma ko dégg man dégguma kenn wax ko waxkat yi may dégg ñu wax yëpp dégguma leen ñu wax li nga wax ma bëgg na ñu baaxee ko Sénégalais yi parce que ba coow li bari na jàll na léegi ñu bëri bëgg xam ndax loi d'habilitation bi jaroon na ko ak jaru ko ak surtout lan mooy loi d'habilitation d'accord voilà indi naa loi d'habilitation mi ngi nii damay wax loo xam ni itam su dee juum naa wala fàtte naa nañ ma ko jéggal non nañ ma ko fàttali xam nga li tax foog naa ni 68 xaw ma ndax amoon na loi d'habilitation état d'urgence boobu xaw ma tam ndax 88 amoon na su dee am na ñu ko xam ñu fàttali mi ko mais loi d'habilitation su dee état day dox normalement ku nekk ak sa pàcc exécutif day am lu mu moomeel législatif am lu mu moomeel judiciaire am lu mu moomeel état loi d'habilitation mooy jox nañu njiitu réew mi parce que article 77 de la constitution moo koy wax doole joo xam ni normalement législative la assemblée ko moom mais ñu ni ko puisque dañoo nekk ci situation bu xaw a doy waar ñun législative dañuy jël ci suñu sañ-sañ jox la ko mais dañ lay voteel loi baa ngi nii voté boobu ñu voteel nañ ko président Macky Sall am lu bari lu nekk ci biir waaw ni ko jox nañ la ñun li ñu yeewoo assemblée nationale léegi yaa ko moom liggéey ci par ordonnance lay jël waaw di ko def par 3 mois li ñu gën a ràññee ci mbir mi dañ ni président Macky Sall léegi jox nañ la sañ-sañ ñun ci suñu li ñu yeewoo assemblée lu aju ci économie lu aju ci budgétaire lu aju ci sécuritaire et cetera na mu gën a yaatoo ñun suñu sañ-sañ la woon léegi dénk dañ la ko nga booleeg li nga moom mais nag da nga koy def pour xeex lii feebar bi
jox nañ la diiru ñetti weer ngay jël ay ordonnance su jeexee mën nañu laa dollil mais ordonnance yi da nga koy ratifier donc léegi jàpp leen ni président Macky Sall ni nga ko jox mooy lii benn moo nekkoon pouvoir exécutif ñëpp xam na ni moo ko moom ñëpp xam na ni moo moomoon tam pouvoir judiciaire parce que magistrat yi dañoo am kilifa goo xam ni président de la République leen la ko defee woon nag néew nag jox nañ ko législative assemblée léegi jox nañ ko lépp ni ko mi ngi yaa moom yaay buur yaay bumi eh way malheureusement yaay buur yaay bumi mooy buur mooy bumi léegi ma ni président Macky Sall mooy Damel du Kayor mooy Teeñ du Bawol mooy buur Siin mooy buur Saloum mooy roi du suy ah dëgg la de lii lañ ko jox amul lenn loo xam ni sës na ko boole ci nag sañ-sañ yoo xam ni même pour xeex kii bi mën naa wàññi liberté presse ni journaliste yemal fii yemale ñu absolument mën na def ay internement administratif moom mooy lan loolu internement administratif wàññi seen doole mën nañoo jël nit assigné ko à résidence demal sa kër toog bul génnati def lii def laa lu mu sañ lu mu neex daal comme genre roi la lu mu neex waaw moom la on a mis entre parenthèses la république lépp mi ngi ciy loxo président Macky Sall moo def lu ko neex loi baa ngi nii mais papa est-ce que li nga ko jox nii est-ce que méngoo na ak xeex feebar est-ce que dépassé wuñu man ci sama gis-gis ëpp na lépp lañ ko jox ëpp na mais ña waroon a wax est-ce que wax nañu mooy ñu waroon wax opposition bi ana opposition Sonko de gis naa mu bañ woo nañu leen ñoom ñëpp ñu nuy gongo mooy audience ya est-ce que foofu naxu leen Macky Sall naxu leen foofu papa man nag li ma jaaxal mel ne ni ay nax la ndax lim leen wax kaay leen ñu def unité nationale pour xeex lii pour njëriñu Sénégal ñëpp ni gongo mais est-ce que xool nañ bu baax la ci nekk ñu ñëw ku nekk caméra yi toog nga génn taxaw nga génn wax daal tàccu Macky Sall tàccu président daal ànd naa ak moom mais la nekk ci loi ba est-ce que xam nañ ko est-ce que ñoo ñu wax tey ëllëg war na ñëw mën a ñëw ni xaw ma ko woon voilà parce que après seen audience yooyu bañ jàkkaarloo noonu ñëw Macky Sall nax leen woo leen ci palais bi ñëw ba génn dëpp leen caméra yi ku ne tàccu waa Macky ñi ngi ànd ak yow gis nañ ne bañ ne voté loi d'habilitation bi gis naa ñoom ñu nekk fa naan Sonko laa dégg ak sama grand moom Lamine Diallo ñu ni ñu affaire ñu wax daal ne ñoom presque dañuy abstenir ndax affaire dafa ëpp ak benn amendement boo xam ne finalement sax waa benn bokk yaakaar génn nañ ko ci. mais dafa am leneen luñ ci dëxëñ. muy. pourquoi ci loi d'habilitation bi ñu ci dugal état d'urgence. waru cee bokk mi ngi ci biir. dugal nañ ci état d'urgence bi waroon durer 12 jours. boole ko ci loi d'habilitation bi ñu ko may nañ la 3 mois. matières yi du benn. mënoon nañ ko defe ne mais dañ ko ciy dëxëñ. lépp nag pour benn but nañ ko jox. président mu waaw léegi nag man je parle en droit le président Macky Sall a une obligation de résultat obligation de résultat mooy du yaa doon woote ñu indil la ma Samba indil la ma Demba indil la ma Paté ñëpp taxaw ni gongo kon doxalal boole ko ay mesures économiques yi mu wax même mesures économiques yooyu man d'accord jël na ko mais foog naa ni budget Sénégal attunu ko ndax la non dafa diis ci ni mu prévoir parce que prévision rek la actuellement affaire bi garaawagul mais man su ma doon président Macky Sall ana compagnie pétrolière multinationale yi nga xam ni ñoo ñaari jël suñu pétrole en 2022 nañ leen woo ñu dugal seen loxo ci mbir mi li nga wax noonu baax na de man loolu laa gis li nga wax baax na gisaguma kenn loolu laa gis donc loolu moom mooy lii benn bi mais la ca des mais bis ku ëmb bis da nga wasin xam nga wasin booy kan mooy ñi ngi xaar président Macky Sall doole jooj ñu ko jox nu ngi koy doxale léegi nag dinaa anticiper loo xam ni sax ñëwagul parce que man sama gis-gis gis nga loi d'habilitation bii ak situation d'exception bi ñu nekk
moo nar a ñëw lëmbale élection 2024 lii moo nar a nekk coow la. ndax lan. non mais c'est un challenge. c'est-à-dire papa tojal ma yax bi faram fàcce ko. ni ma koy tojee mooy. waaw gis nga lii président Macky Sall yéenu moom kese. waaw ñi ngi koy xaar ci cëppaandaw ja. cëppaandaw bi mooy. cëppaandaw ja mooy 2024. waaw su réussiree. su réussiree. faagaagal feebar bi. danañ ko xam. waaw Sénégal am rang yu baax. comme jël pays yu jël matukaay yi gën a kii. mais day impacté pour 2024. day impacté positivement ci moom. non day impacté su neexee. parce que lii. moo nar a nekk le sujet principal de la campagne. en 2024. lii la nar a campagne. man maa la ko wax. est-ce que déggati nga Sénégal émergent. déedéet. entre parenthèses. kenn déggatu ko. est-ce que déggati nga beneen programme. déedéet. lii la ñuy lëmbale. te xam nga ni man yàgg la du xam nga ñi mën a suub la. waaw ñu ngi jël 2024. waaw déjà 2022 su duggee campagne am na. donc fii 2022 lii la ñuy dundee. suñu paree. li mooy campagne li mooy programme. lii moo nar a nekk campagne 2024. est-ce que maintenant. le président Macky Sall. dana ci am ndam waaw wala déet. parce que 2024 s'il a un bon résultat ci lii. mën naa faluwaat mais su lajee. mais papa man faluwaat boobu muy troisième mandat bi nga xam suñu sax kenn déggatu ko te avant corona bi moo fi lëmbee woon mais man troisième mandat papa man dégg naa la Babacar Fall ba mu la invité grand jury je pense daaw xam nga yooyu nga ni mënu Macky Sall mënu am troisième mandat pas possible mu def 2 mandats consécutifs. déedéet tel que ni ko kii bi waxee. kaay ma wax la constitution bala ma cee dugg. waaw xam naa ko bu baax a baax. depuis alternance. 2000. ba 2012. lu ñu def ci wàllu loi. liggéey naa ci pour le compte du président Ablaye Wade. recours bu ñu def conseil constitutionnel soo demoon. maa ci ëppale. ci Sénégal comme bitim réew. parce que nekkoon naa député aussi Afrique du Sud. liggéey ci pour Union africaine. ouais damay wax loo xam ni seetuma ku ma gërëm. seetuma ku ma mere. sama xam-xam laay doxal xam nga sama xam-xam lu ma jox. le terme de troisième mandat est un langage abusif. ça n'existe pas. déedéet ça n'existe pas. comment ça papa. je vais mën naa ko expliquer. oui 2016. du changé nañ constitution bi. 2016 du dem nañ référendum. liiral article 27. lii wax ci mandat article 27 lu muy wax. 1. durée du mandat. 5 ans. waaw lu mu ci teg. nul ne peut faire. 2 mandats consécutifs. ñaari mandats yu tegloo. en bon français. on ne peut pas faire 2 mandats consécutifs de 5 ans. est-ce que Macky def na 2 mandats consécutifs de 5 ans. defu ko. bii mooy premier mandat. kon nag yoon may na ko. en droit strict. mu dem élection 2024 suñ ko bàyyee nii. il ne faut pas ajouter à la loi ce que la loi ne dit pas. loi article 27 boobu. est-ce que dégg nga mu wax mandat 7 ans ak 5 ans. xam nga waxu ko. mais man papa man li ma dégg man juriste yi di ko wax et puis même yow je pense que loolu nga développé woon fële mooy que quand en tout cas législateur bi ba mu ne nul ne peut faire 2 mandats consécutifs. visé wul nombre de mandats yi dafa ne rek 2 mandats consécutifs donc 7 ans Macky Sall yee dugg na ci premier mandat bi. koo xanaa ay gént la est-ce que da nga ko lire ci constitution bi est-ce que da ngaa gis article 27 mu ni la wax naa la 7 ans premier mandat deuxième mandat 5 ans amul. article 27 dafa leer la durée du mandat est de 5 ans. Nul ne peut faire 2 mandats consécutifs donc durée boobu ak mandat bi 5 ans la munoo def ñaari mandat yu 5 ans loolu ku déggul tubaab tam luñ ci mën. pourquoi ajouter à la constitution te ñi ko bind xam nañ ko. du wax naa la léegi kaw Ablaye Wade 3e mandat bi. man j'étais au cœur du processus. gis nga man liggéey naa ci de élection bu 2012. xam nga lu président Wade defoon. ñi ci bind ñëpp mu dajale seen bind. jox ko ay constitutionnalistes français. xaw ma Carcassonne ak ñeneen. gis nga bi Carcassonne ñëwee. joxe résultat yi
article ba ma bindoon moom la sélectionné. billahi walaay tallahi. am na benn journaliste bu sant Thiam. Papa nan Thiam je ne sais pas damay fàtte turam. bind na ci livre. waaw Pape Sadio Thiam. Pape Sadio Thiam. Dóoral ngot. Pape Sadio Thiam bind na ci livre. livre ba seet leen ko. sama article la sélectionné. te dëgg la parce que buntu amoon na. bii itam buntu am na. la constitution est claire. 2 mandats de 5 ans. li laay war a soli def na un premier mandat de 5 ans. dana def un deuxième mandat de 5 ans nii lañ ko bindee. léegi nag attention droit laa la wax. fii ak 2024. soreegul xaw naa sore aslëf. su président Macky Sall buggul moom. mais ñëpp xam nañu président Macky Sall bëgg na. ah déedéet man nekkuma ci xelam. su buggul na ko leeral. na bindaat constitution bi. tout de suite mën na ko. waaw loolu mënu ko def moom. ah mën na ko. waaw moom mais je pense pas qu'il le fasse. su ko bàyyee nii. Ouais. am na ci droit. su ko bàyyee nii maa ko wax du deñ am na droit wuti beneen deuxième mandat mais bu 5 ans. mais papa man li may bañ mooy xam nga xale yi temps yi dañuy xewal di génnal VAR dama bañ gars yi génnal la VAR foo xam ne yow yaa wax ne Macky Sall mënutul def beneen mandat. ku mu neex génne xam nga lu tax. su doon sax damaa juum. kon ma nangu ko. ndax damay jàng. di dem di ñëwaat. déggoo ñu wax na il ne s'agit même pas de changer d'opinion. changer d'opinion amu ci. interprétation fii amu ci. su doon maa ko waxoon man. kon ma nangu nu juum na. mais li ma liir li ma jàng li ma gëstu. la loi dit 2 mandats de 5 ans. 1. Premier alinéa, la durée est de 5 ans. 2. Personne ne peut faire 2 mandats consécutifs. waaye lii lay war a suli génne leen ma 7 ans. génne leen ma 4 ans. mais papa foog nga ne nit ñi dina am ñu ne maire Babou bi daal dafa day ñëw di ndéem a neexal Macky Sall pour xëy na Macky Sall woo ko pour Macky Sall. waaw oui ma am peut-être benn mbaqus benn tàngal mante. oui ma bonbon yu mu la baaxee peut-être. yow jamono neexul ah su ma Samba xamul ma dem ba xam na. man ñibbi naa Touba. waaw yaa ngi Touba de. fii daal li ma neex. léegi depuis soxna Dégène bi mu wàccee liggéey. dem Touba jaamu yàlla. looloo ma gën a soxla. soxlawoo benn poste soxlawoo ma poste. billaay war a suuli. soxlawoo tamit xaalis. soxlawoo ma ministre soxlawoo ma xaalis. ba bugguma anticiper. mais le président Macky Sall man amee la ma xaalis. yow mii. dégg naa nga wax ay benn bor bu yàgg dafa na émission nga wax ko sax fayaloo ba léegi. fayu ma. bor ba ñaata la sa papa. 11 millions rek ak lu tëb. ndax maa défendre coalition am. 2018. fële. ma pare depuis août 2018. def naa sama note d'honoraire indi ko présidence. ñu may dawloo tey suba ëllëg. te moo na président Ablaye Wade de. du ma la ko nëbb. parce que ku la defal lu baax wax ko. défendre naa coalition Sopi en 2009. présenté ko ay honoraire u 90 millions xam nga ñaata la ma jox ko. 100 millions. ko garmi la nag Ablaye Wade moom. 100 millions la ma jox. waaw garmi la mais def lu baax moo baax xam nga li tax. garmi la. ba ma demee 2012. défendre coalition Sopi. présenté ko note d'honoraire 35 millions. fayu ma. mais ŋaangu ma. du ne nga ma garmi ya man tam ma gën ko gore. waaw ni ku ma fay 100 millions te laajuma la ko. doo ma ameel 35 millions. ma may wax waaw bàyyee ak xol bu sedd guy. baal naa ko donc ma revenir avec le président Macky Sall. waaw bi ma déposé sama note d'honoraire. fayuñu ma. mais yàlla def ñu daje Daaru Musi. moom président. président Macky Sall. waaw himself. waaw himself man sama xarit la. xam nga ni ñu meloon. waaw mais maître foo nekk man ko jibbi naa Touba. nuyoo man ko président. yaa am nga xaalis de. mu ni ma lan. ma ne ko waa man ma défendre sa coalition 2018. jox la honoraire. bañ président defal ma récépissé nii on te reverra ba tey ba sànq. mu ni ma ah bon. ma ne ko waaw. mu ni ma ñaata la. man ko c'était 11 millions 700. mu ni Farba Ngom. Farba Ngom a ngi taxaw. et Farba joxal baa bu arrondir 12 millions. bilaay. Farba jox na la 12 millions. may woy mbañ dara. man ma kontaan ba den tey sama bamba maase. Farba di ma wërloo. waaw ba tey ba sànq. wuyu la ba tax yemul foofu. waaw ñu dajewaat benn bis mu ñëw Touba doon seet si xalif bi. waaw moom Macky. moom le président Macky. waaw ñu ñëw nuyoo maître gis naa laa gis
ma ni ko président sama affaire réglé wul de mu ni ma lan ma ni ko du yaa waxoon Farba mu jox ma sama 12 millions furaas daal di xëddeen fayu ma mu ni ma bon woo bun jon man meen bun kaay bun daal di ñëw taxaw vendredi la de mu ni ko fayal xaalisu baabu bun nelaw déedéet lu ma bun wax bun ni ma metti y'a aucun problème maa ngi woon Touba de vendredi ni ma retrouvement à Dakar lundi sa waay ñaari fan yooyu ma takk samay bagage daal di ñëw furaas daal di xëddeen bun tamit furaas fayu ma ba léegi ba nii fay ñu la ba léegi fay ñu ma ñi nag ñi non mais xam naa ni nag Samba Linguère bi gis déggu ko dina ko dégg fii su ko madame Faye Sall diggoon dana ma fay soxna si ni mu meloon ak soxna déggeen waaw su ko déggoon dana ma fay sama xaalis dina ko dégg fii nag et je le dis et je le répète ñii dañuy yàqal président Macky Sall waaw moom mooy ñii dañ koy yàqal dëgg la dañ koy wutal ay noon dëgg la man sama yoon fay ak bañ a fay du maa ngi tëdd waaw mais nañ la fay nag nañ la fay tooñ baaxul ak baaxul gàddu ak baaxul te dinaa la wax leen loo xam ni dama koy burux yow xanaa xamu ni président Macky Sall ak li ñu gàddu akam loolu tax ñu fal ko c'est-à-dire su ma la waxee tey de baatin laay wax waaw billahi wallahi talahi maa ngi sama njàpp waaw rawal président Macky Sall keroog ba ko Abdoulaye Wade bundu xatalee waaw présidence de la République waaw waaw billahi maa ngi wax sama baat ci kaw waaw ca guddi ga laa gis sëñ Touba pardon ma ni maay répété keroog ba président Macky Sall Abdoulaye Wade bu xataa ko président bundu pale ba mu ñëw ñu ne ko doo dugg dàq ko ca guddi ga maa gis Serigne Touba yow papa bett baamu man ci gént baatin laa la wax ku nekk di la yàlla jox de waaw addina nag li na butoo ëpp li feeñ mais dinaa ko wax parce que ça c'est à l'événement Serigne Touba moo ni ma Abdallah ma ne ko Mbacké mu ni ma kii de yàlla fal na ko kii de mooy Macky waaw papa li nga wax garaaw na kii yàlla fal na ko xam nga lu ma ca tegal waaw njiitu réew mi ñay la ko tuddee ñay mi ngi xàllal yoon doom ji ñay mooy mag kii Ablaye Wade mi ngi xàllal doom ji lay xàllal yoon Karim kenn du ko nangu loolu mooy dévolution monarchique man sëñ Touba mu ko wax loolooy dévolution monarchique waaw maa ni sëñ Touba moo ni ñay mi ngi xàllal doomam yoon duñ ko nangu loolu mooy lan Karim du falu waaw dévolution monarchique tey du émission bi bàyyi ma wax sama soxla dem waaw papa mais papa li nga wax ni moom garaaw na buye boobu garaaw am na leneen waaw man Serigne Touba moo ma yëgal falu Barack Obama ni ma Abdallah tubaab yaa ngi bañ ñi ngi def nii kii def fii mais yàlla pare na kii la ñuy fal ñu Barack Obama mais nag ku xamul xamoo lu neex waay na wax mais ñu jàpp ni yàlla mooy may te yàlla suñu borom dara ump ko lu am moom la coronavirus bii suñ ci retourné waatee yàlla la te su ko neexee jële ko fi ana peste tey ana variole ana ñi fi doon dee noonu la àddina yi doxe mais xam nga li yàlla bañ bul tooñ kon nag président Macky bul tooñ te gis naa ñaari tooñ yoo xam ni sa gars yi ñu ngi koy def muy lan tooñ nañu Sonko bi ñu jëlee mandat député am loolu tooñ la neexul yàlla neexul yoon Sonko mandat député am Sonko bi ñu génnee ci la fonction publique voilà loolu laa bëgg a wax astafirullah tooñ nañ ko soxna nu mu tudd alors ki nekkoon Nafi Ngom Keïta tooñ nañ ko nañu bàyyi di tooñ tooñ baaxul billaahi tooñ nañ leen li ma lay wax nag damay xam mënumaa wax lépp mais lii moom maa ko tey maa ko wax et je l'assume mais papa Macky Sall moom xam na quand même ne yow yëgoon nga mais xanaa li nga yëgoon loolu moo taxoon keroog ci votu kii ba Wade bu ngay jàllale car bloquant ba nga siisu bokkul ak benn sax mais lii ma la jëkk a wax am na lu ma fàtte lii ma la jëkk a wax ci falu président Macky Sall mais am na seede ah bon kan la seede bi ma géntee li ma Serigne Touba wax ni ma kii yàlla fal na ko
teg ci ni kii ñay mi ngi xalal doomam te duñ ko nangu xam nga ku ma ko nettali man maa ko wax Alioune Badara Cissé Alioune Badara Cissé médiateur actuel médiateur su dul dëgg na ma wax du dëgg gis nga ba ma ko waxee dafa tiit à l'époque kañ la woon du 2006 waaw màggal la woon mu ñëw kër ga ma ni ko yéen falu ngeen mu ni ma lan ñun ñi nga xam ni même suñu demee campagne suñu oto day paan ma ne ko yàlla fal na leen ma nettali ko di ni ko nag yow sa xam-xam mën naa ànd fii mais est-ce que soo ko waxoon président Macky Sall dina ko gëm. mais moom président Macky na bàyyi tooñ. waaw boobu kon nag man lii dund naa ko. ñaan naa yàlla man danaa laaj sama xaalis. waaw ku ma fay baax na ku ma fayul itam dinaa laaj. waaw c'est un dû. maa ko ñàkk yaa ko ñàkk sa liggéey maa ko ñàkk tamayoo ko saraxoo ko. non moo ma liggéey loo ma liggéey ko. waaw na la fay président Ablaye Wade fay na ma. moom ba tay ba kii ba. na jaar kees ba la ma mujjee. dama ko baal. waaw ci xol bu sedd donc lii am na bon. jikko la ko daal même perdu le fil. ma ne papa damaa jom man fi mu toll li ma bind sax xamatuma sax kii xaw naa jaxasoo sax man ci kii nii. waaw ñi ngi woon ci kii bi. fi ñu nekkoon woon sax. ñi ngi woon ci dañoo sori. ba dugg 2 mandats yi. 2 mandats am na. waaw am na lu ñuy reproché parce que am na ñu wax naa oui la démocratie a évolué xoolal li Alassane Ouattara wax nee na 2 mandats lay yem. waaw mais Alassane Ouattara su waxee 2 mandats. dafa leer naa ni constitution noonu lañ ko bindee mënu ko def dara. am na keneen ku jalgati mooy Alpha Condé. waaw Alpha Condé dafa jalgati que je connais très bien. Khalifa Moustapha Niasse la. moom moo jalgati warul passer 2 mandats parce que leeroon na mu kii ko. donc pour le président Macky Sall j'insiste que 2 mandats de 5 ans la constitution bi wax te su ko neexee ñëw. kon nag moom mooy seet et moi tu ma la ko nëbba j'aurais aimé que président Macky Sall ñëwaat 2024 xam nga li tax. ndax la mais njëriñu Sénégal laa bëgg ñu fi des. Idrissa Seck. ah Sonko Karim Wade Abdoul Mbaye. waaw ak kii waaw dafa mel ne jeex na de. tey nag bàyyi ma nag bi yoon nag politique laay wax nag. xam nga bee droit laa doon wax. waaw kaay ma wax la politique ci ñoom ku nekk. waaw nañu commencé par Karim Wade. waaw Karim Wade am na handicap. muy ban xam nga ni soo amul amnistie du prononcé. waaw Karim Wade war na xam tam ni. mais il est au Qatar depuis combien de temps. yàgg na fa nag. mais Qatar ñëpp ko daal. waa Qatar. xam nga ni seen l'islam. c'est un l'islam rigoureux. dañoo radical. buggu ñoo dégg ay affaire confrérie. ay tarixaak yooyu ñoom seen. mukk suñ fi ñëwee danañ rajaxe mosquée yi. te ñun ñëwewu leen. ku la bëgg a génnee. ci li nga gëm. nga nekk tijaan. nga nekk murit. nga nekk ñaseen. doo ko nangu. déedéet day jaral na la ko. kon nag ñemewuma koo xam ni Qatar la jógee. wante tam am na une analyse bu ñëpp war a def. Karim Wade. doomu Ablaye Wade la. waaw ñëpp bëgg Ablaye Wade. mais xam nga am na lu wolof wax. doon sa baay ak donnu sa baay du benn. du benn déedéet. est-ce que xam nga loolu. doon sa baay ak donnu sa baay du benn. du benn. Karim n'est pas Ablaye Wade. pourquoi. déedéet moo ko jur mais du benn. waaw ñëpp xam nañ ko. mais am na leneen lu ci des. mais neexul ba neexul. Karim amu fi nijaay. amu fi bàjjen. amu fi nijaay amu fi bàjjen. mais ku mel ne Khalifa Sall am na fi nijaay am na fi bàjjen. accès moo ci kooku. donc je ne confierai pas mon destin à Karim Wade. wóolu woo ko. pour des raisons. que j'ai su dul dëgg nañ ma dul dëgg. mais nag prise de position la. Khalifa Sall wax nga ko. waaw nit ku baax la. mais nag tant que le président Macky Sall li ko gàllankoor dindiw ko du dem. mooy amnistie. et le président Macky Sall ne va pas se suicider. il ne va pas donner un couteau à un futur adversaire. su ko joxee mu rendi ko. il ne le fera jamais. il ne le fera jamais. donc Khalifa ne pourra jamais, en tout cas pour l'instant. kii nag Idi ku neex fan ak moom. man dama ko ñëwewul.
ñemewu Idrissa Seck. non dama ko ñemewul. pourquoi. encore que je le remercie bi sama soxna génnee àddina woon na ma. mais Idi fu mu jaar ak Ablaye Wade. histoire yi nii fu mu jaar ak Ablaye Wade. ak nu mu mujjee. lu nekk war na yéeni mais y a mieux. man xaw ma sunu première législature la xaw ma 2001 la woon xaw ma 2007. daje nañoo ak Idrissa Seck à l'Assemblée nationale. ñu ubbi session bi. ñu commencé di appeler par ordre alphabétique les députés. am ñu wax benn député bu ñu woo mu sant Mbacké xam nga lu député bi wax. dafa tontu biñ nga wooyee turam bëgguma wax turam. député bi ni Mbacké. mais Idrissa Seck moo ni ko fii Mbacké amu fi. répond présent. si su dul dëgg. nañ ma wax du dëgg. lii. moo tax ñeme woo ko. ku mu doy na la ku mu doy non léegi nee na taalibe la. te gis naa tamit waaw taalibe ma kii la. d'accord sëñ Touba moom yaatu na. waaw. mais man mënumaa ñàkk. bañ a jël yooyu. man te neexul ba neexul. mais wóolu woo ko. ku ci nekk am nga si non non. ñeme woo ko. dana dumaate. waaw. su nekkee président dana dumaate. ah. amul sikki sax day duma de. dana duma. mais moom nag Macky nag nii la ko def nag Macky Sall. non non da def nii kii dañuy ruser ñoom ñaar. dañuy naxante. ku ci yéetal sa borom da nga koy rey. bëggantew ñu au fond. dañoo dof li ñuy xëccoo dañoo bëgg réew mi. waaw. Macky Sall gënul bëgg Idrissa Seck réew mi. Idrissa Seck gënul bëgg Macky Sall réew mi. dañuy naxante mais li wóor ba wóor nit ñi mën a d'accord. ñëpp d'accord ni Macky Sall am na yar am na teggin. nit ku kii la. Idrissa Seck man ñemewuma ko. kon nag am naa droit di ñemewu ko. donc man suñu demee ñeme nga Sonko. ñeme nga Sonko Sonko. Mimi Touré Amadou Ba. Sonko Amadou Ba et Epsilon. et Epsilon je ne parle pas de lui. xaw ma ko sax. Mimi Touré nag. Mimi Touré. waaw ñooñu ñoom xalaatuñu sax présidence bàyyi ma bul yàq sama yëf bu yàq sama yëf ñooñu xalaatuñ ko. Matar Cissé nag. waaye ñooñu boole ma leen ci mais taxaw rek. waaw bàyyi ma ak li wóor ba wóor. Sonko nit ku baax la. waaw. mais je mets en garde le président de la République. bu ñu xeex Sonko. ndax lan. daf koo deful te mérité ko. dindi nañ ko fonction publique. mais buñ ko fi jàpp. te Sonko li mu wax dëgg la. laba ji am assemblée nationale maa ko wax man mii dëgg la. dafa may labaj. ci affaire 94 millions yi. waaw li commission assemblée milliards ya. waaw li ñu def teguñu ko ci yoon. ndax lan Sonko a raison. comment Sonko a raison. comment ça man ñoo ma gën a xam règlement intérieur assemblée nationale. kenn nga xam ci mim réew. man mi ko bind. am yu ma ci bind. waaw. nan nga mën a yónnee une commission. ni ko demal ma gëstul ma. nga dem avant ñuy joxe résultat yi yow nga joxe ko. alors que dañ laa yónni. mu am un délit ci code pénal pour ñu topp ko mais ñëpp xam ne kenn du leen topp. waaw parce que fi ñu féetee tax. fi ñu féetee tax mais coon nañu gal gi et Sonko a raison. et Sonko a raison du denc leen Sonko a raison Sonko nit ku baax la. yow da nga ko bëgg nag déedéet mais man Sonko mi nu ñun tamit Sonko nit ku baax la. Sonko est un patriote. nañ ko def en réserve de la République. waaw ñu may ko tuuti daal mu gën a màgg gën a kii. man il m'a appelé à Touba. ni ma naa ñëw diriger ko. pour le avocat boobu pour affaire. on a parlé pendant 25 minutes. ma ni ko léegi man mag laa. waaw. taluma tout le temps jóge fii di ñëw Dakar. pour ay instructions. mais il a mon soutien. il est en réserve de la République. xam nga kon ma wax la li ma bëgg. ndax xaw ma yàlla dana ma ko mayem déet. li ma yéene Sénégal. pour jàmmam. Macky fera son dernier mandat en 2024. en 2029. mu ñëwaat toog. dana fekk Sonko mûr Sonko jël place am looloo njëriñu Sénégal sous réserve. waaye yow. man maa la ko wax. papa yi nga wax ne dafa xaw a rëy di. dama laa wax sama bëgg-bëgg bi yoon nag ku mu neex. critiquer ma parce que c'est pas raisonnable. sa yéene daal nga wax yow. sama yéene laa wax. Sonko doit être en réserve de la République. kon Sonko moom appam kii moom jotagul daal. jotagul mais bu mu juum. bu mu juum moom Sonko bu mu juum. waaw bu mu xaw a naago bu bew ak yooyu. bu mu juum xaw a arrogant bu mu tomber dans le régionalisme. bu mu juum waaw moom nag bu mu tomber dans le boobu la xaw a xëcc tuuti. su dee am na ay gaam ñoo koy jàppale. nañ ñi teg ku yor du soxat. waaw ñu may ko mu xaw a mûrir tuuti. il a des chances mu mûrir. waaw ça peut venir ci ay loxom. waaw quand le fruit est mûr
il faut être mûr pour ton fruit. dëgg la Ce n'est pas encore ça. foofu moom papa d'accord naa mais président Macky Sall ma wax ko. waaw am na lu mu war a régler te régler. muy. mais pourquoi il perd toujours à Touba. waaw c'est vrai tamit de. jaaxalul pourquoi waa Touba sawaruñu si. exactement. sawaruñu si moom waa Touba. te Mona. c'est une première dans l'histoire. waaw Touba n'a jamais boudé les autorités politiques. waaw pourquoi loolu papa. lu tax Macky Sall. doxalinam la moomewul vent foofu. doxalinam la. doxalinu nan lay doxee. moo xam de. c'est sa cuisine intérieure na changé. lu mu war a changé. déedéet du ma ko fi. na jaar buntu ya mu war a jaar. mais yan buntu la papa dana jël Touba mu doo ko wax. loolu ko da ngay xaar ñu woo la. bi luy sax di xool ah. da ngay xaar ñu woo la nga toog ak moom. man damaa soxla poste wax naa la ko. waaw mais papa may ma ko fii rek nii tuuti mu dégg. mais wuy ma Macky le président Macky il vous entend. wuy ma. il suit l'émission. xam nga njëriñam. man. waaw man li ma bëgg. waaw njëriñu Sénégal. waaw mooy Macky Sall toogaat fi en 2024. man papa loolu nag man moo xaw dëgg. ah d'accord soo ko bañee dégg te mooy loolu. mais ku mel ne Mimi Touré quand même ak Amadou Ba mi nga zappé teg leen fay. man it tudduma leen sax géej. tudduma leen xalaatuma leen li lay war a suli waaye gune si bàyyi ma damay wax luy njëriñu Sénégal mag laa nag am naa 70 ans je suis fier de porter mes 70 ans yàlla am na lu ma yàlla may. wallaay ma ko koy baabu sante wallaay baabu du dëgg wallaay dëgg la njëriñu Sénégal laay wër. Macky Sall man soxlaatuma dara lu dul dem Touba jaamu yàlla nekk sama njëriñu réew. tànk yaa ngi nii. kon daal fi kon nañ fi bàyyi daal papa ko su ma résumé corona bi quelque part comme li ma yàgg wax rek ci suuf wax naa ko ñoom Fatou Kiné dem ñii sama système ba ma koy fóon nee naa leen corona bu réew maa àddunaa ngi jooy waaye am na ñoo xam ci suuf jooyuñu ndax am na xam ci suuf tamit le business du corona tamit mi ngi ci suuf te président Macky Sall tamit en bon nante man mi ngi ci profito kon fi mu ne su ma déggee mooy président Macky Sall bu kon ne yoon bi 2024 mu jee mu toogaat 2029 mu yàqal Sonko. yéene laa wax mën naa mu bañ a tombek yéene président Macky Sall mais wuy ma. këram waa këram. njabootam. waaw njabootam koo ci gis yow. qui est présidentiable. mais personne mu neex mu naqari. mais papa Amadou Ba il est président. tudduma Amadou Ba wallaay gis nga Amadou Ba. mais bu kay bëgg a tudd ñooñu. déedéet mais Amadou Ba. mais maire bi nag Mimi Touré nag. kan wuy ma. dama ni ak sama cousin ma mën ma taas. man sama expérience laay gis. waaw ñett ñi ma la wax daal safuñu la daal gondiwuñu la. papa non attention bul ma boole gàddina. aw maa ngi ñoom dara on ne prend pas le thé ensemble. amuñu benn problème xaw ma leen. moi je me situe dans un champ politique. et ku nekk am nga droit joxe sa xalaat. mais xam nga lu garaaw mooy li nga ne. si jaboot Macky Sall amul kenn koo gis. dëgg la wala déet su dee damay fen nañ ma ko. waaw dëgg la papa nag neexul ba neexul nag mais. damay laaj. waaw xaw na doy waar nag. non non kii. après lui c'est un peu président yi fi bàyyi seen i nit ñu xam. waaw après lui c'est un peu le. après lui c'est un peu le diligent. doy na war de. c'est compliqué oui ma kay ma raconté la benn anecdote boo xam ni da ngay de. gis nga bi ñu duggee AFP bëgg a def alternance. ñuy xeex Diouf bu baax a baax a baax. est-ce que xam nga ni Diouf tam baati na ko fi jële billahi Diouf baati na ko fi jële maa la ko wax. nu ko fi baati jële papa. nitu yàlla ku mag a mag a mag. nitu Tuuba. ku mag a mag a mag. billahi wallahi talahi. rawal. ñoo toog. Diouf yónnee. un général. ndax. fekke naa waxtaan wa noonu la Diouf daanoo mais avant muy daanu premier tour deuxième tour yàlla def ma dem benn guddi hôtel Terrou bi. excuse-moi même si je cite le nom. pas de souci. ñi ngi nekkoon ak ay nit di waxtaan doomu président Diouf ñëw fa mais nag xaw ma kan la ci. du keneen du keneen ki ñu des taalube bi. waaw du moom Pedro. du Pedro déedéet du Pedro. doomu président Diouf ku njool la daal gis naa ko. est-ce que ay Habib yooyu genre façon. je ne sais pas man xaw ma leen. waaw mu ñëw ñi ngi nekkoon ci table circulaire. waaw ma nuyu ko mu bañ. te sama loxo fayu ma. xam nga lu ma ca tegal su élection yi pare danañ la summi. bi mu ko waxee ma ni ko na neex yàlla Diouf daanu la. lii dund naa ko lii la ma wax bañ maa nuyu. bañ a nuyu nii. di la menacé nag di la menacé. su élection yi pare. danañ la summi. ma ni ko na neex yàlla. fekk ñoom la ñu summi. kon nag nañu delloo yëpp suñu borom.
ay waay ku gëmul yàlla jommi ga ku gëmul yàlla jommi ga ku ci yor nguur defe ni tam du jeex ba lu la neex def rappaaje nit ñi jël seeni àq la lay xaar xamu ko yàlla noppi na papa li nga wax rëy na ah loolu laa dundee dëgg la wante nag ki ma àndal nag yàllaa ko may yàllay maye sëñ Tuubaa li mu am yàllay maye luñ fi def lu fi yàlla décidé teg na ko ci loxo Seydina Mohamed Seydina Mohamed teg na ko ci loxo sëñ Tuubaa xam na lépp nee naa la moo ma wax paluk Obama Barack Obama Sëriñ Tuubaa ma ko wax ak yeneen yoo xam ne mënu ma koo wax c'est tout ku nekk nag wax xalaat saaga ci loolu amul solo tënku ci yàlla tënku ci dëgg mooy nar la mais tant que yàlla di ma ko mën loo dinaa def lu njëriñ sama réew soxloo ma ci tus nag wante nag ku ma amel sama xaalis je reviens dag ma fay de ndax waaw man d'accord naa yow man papa émission bi sax xale bu rek kii nee na émission bi jeex man xamantuma sax vraiment sama feuille yëpp na man li ma bindoon yëpp daal presque man pare gu ma de man dama jaaxle sax li ma bind yëpp man papa fi affaire fi jël beneen kii xaw ma dépassé tuuti maa bëggoon sax wax fi ay affaire abré yooyu seen abré mi ñu may 2 mois nii da presque dafa mel ne yërmande la rek yërmande ndeysaan waaw yërmande dara nekku ci mais rey na ay nit mais su wéeteeg boromam dana ko rëccu moom abré amul sax sikki sak sooy dugg bàmmeel di gis ñi moom walaa wax yéen nii de sooy dugg bàmmeel immédiatement da nga xam fu jëm kon ay nit garaaw na day jël bakkan foor na su ko àddina jarale yaa koy yëg mais bi papa tam rey yu bëri xam sax yaa ngi woon ne feebar bi xëy na balaa mu ñu jox papa reyu sauvage yu sadik yi am ci réew mi ak xeetu ñaawteef yu fi am dara bon yi fiy def mais mi ngi ci alxuraan y a des peuples yoo xam ni yàlla leen maudire parce que yàlla sunu borom li mu ñu defal daf ñoo dugal ci boppam mais nit ñaara ngi ci ku baax kaak ku bon ki yépp ngi ci nit ki su benn bi ëppee doole benn bi noonu la papa nag yal nañu yàlla xiir ci lu baax amiin yaa rabbi papa nag daal xam naa Sénégal ils vont déjà sa col ko bii nii ak ñi ngay wax fii nii moom vraiment est-ce que war ñoo la woy Oustaz Maître Babou fii nii moom da nga gën a spirituel daal macha allah absolument yii de moom maa ngi ko amoon ci soxna dégg maa ngi koy denc bi léegi di ko sol kon yii depuis maman la waaw yëpp moom lay sol maman nag xam nga ci maman la ñuy jeexale papa léegi mën naa si wax maman mënu ma sa seetaan photo ba léegi nii yàlla xam na ne photo ba sax mënu ma ko xool mais gis naa ne amoon na sax ñi la xawoon mere ba nga marié 1 an après gisoon naa te wax naa la ko sax ne la tu as eu une réponse magnifique ci benn interview bu la l'Observateur defaloon nga wax fa lu am solo mais avec depuis le 13 octobre 2016 ci la ñu ñàkk loolu ñu ñàkk lan moo changé ci yow ba li wóor ba wóor man Serigne Touba bi may wax toujours xamal na ma moo ne ma xanaa xamoo ne Abdallah soxna si bi mu génnee àddina maa ko teeru ci samay loxo ndeysaan macha allah mais lu jiitu loolu du dëggeen bëgg a wax baatin rek tey gars yi wax lu nekk waaw man soxna dëggeen Serigne Touba ko teg ci samay loxo ndeysaan ndax maa doon julli di ñaan bay jooy pour am soxna su baax Serigne Touba moo ma feeñu ni ma Abdallah ma ne ko Mbakke mu ni maa ngi teg kii ci sa loxo kii la wax de ci sa loxo xam nga lu mu ci teg du yonent ndax yonent amatul waxam wala ku jigéen mais lay yonent yi daan def ci lu baax mi ngi ci Serigne Touba ma ko woon jeudi lundi ma xam soxna dégg rajo ba dimanche ñu sëy musuñoo tàggoo nag ak Serigne Touba ba yàlla jox nañ ci ay cër yu rëy de ci biir Serigne Touba cër yu rëy ci tànneefu Serigne Touba yi la ñu bokk ñi ko war a xam-xam ku ko xamul ku ko gëm xam ku ko gëmul sa affaire la mais ne ni jàpp rek ni li nëbbutu moo ëpp li feeñ ay nit a ngi dem xamoo lu ñu lamboo mais ñi la mere woon ci après ni nga remarié woo rapidement
ñooñu parce que dañ la mere woon ndax dañ ne dafa teel ak tamit li nga waxoon. way ne dootoo amati beneen soxna. après way maman man juste maa ko après waxoon am beneen. maa ko waxoon keroog ba ñuy denc soxna Degen. billahi wallahi talahi rawal suñ ma mënoon suulaale. ah ma ànd ak moom. la preuve. le 13 octobre. la gëj Mariste. takk naa samay bagage maa nga Touba. sérieux ba soxna Degen génnee àddina ba léegi sama kër gardien fa nekk. sa kër gi Maris. gardien fa nekk. waaw kër googu moom. jël naa samay bagage ana Mado mën na koo seede. waaw ah dematuma fa. li ma waxoon nag. ba ma demee ba gis xam ni juum naa. ndax jullit du ko wax te damaa bëgg a nekk jullit. woor naa ñetti fan. pour baalu sama borom ci li ma waxoon ni dootuma takk jabar maa juum. je le reconnais. ma dugg ci leneen. mais muy échec. c'est tout. ah échec la woon. échec tàggoo nañu mais puisque nekk fi nekkuma fi du ma ko wax. waaw. ah. mais après amaan nga beneen. ouais mais léegi. li ma privilégié daal. jaamu yàlla ma gënal nekk ci lu neex yàlla. waaw. soxna moom àndandoo la rek. mais kenn du jël place su soxna Degen. waaw ba keroog ma koy fekkee àjjana. maman nag yàlla nañ ma boole ci àjjana yow. maman nag neexul a remplacer. yàlla ma booleeg moom. wallaay sunu yaay jooju. yàlla ma booleeg moom. wallaay waaw booleeg loolu la ñu mën a wax. waaw parce que yéen nëbbutu moom kenn mënu ko wax ndax du woon nit comme nii. déedéet maman de wallaay. kenn du ko wax soxna Degen du woon nit. mais nañu sant. nañu sant. li ñu desee ci dund. parce que ku dem ba làq juróom-ñaar fukki at. war ngaa xalaat. gis naa mes petits enfants. yàlla yéex su ñëwee nañu fekk yoonu yàlla rek xam nga loolu am solo. waaw yàlla kenn ragalul génn àddina. mais na nekk ci lu neex yàlla. soo demee ñu ubbil ya àjjana la. ah man de maa ngi kontaan li may ñaan moom. danaa def nag ay émission fële ci ay rajo. li may ñaan di continuer nekk ci tànneefu Serigne Touba yi. Serigne Touba dafa am ay tànneefam. am na ay armem bu ñu koy liggéeyal. man ca laa bokk am fi ca cër bu rëy nag. Papa daal li nga wax daal am na solo macha allah léegi bu léegi nag émission bi jeex na dama bëgg ñu dellusiwaat tuuti rek ci li ñu ubbee muy nga tënkal ma ñaar loi d'habilitation bi bu dee am na njariñ ci réew mi ban njariñ la ak tamit opposition bi est-ce que xam nañu dëggantaan yëf yi li dëxuñu ci biir. ak beneen ba mooy Afrique ban leçon la war a jël ci crise sanitaire bi nga xam ne bu rëy bi dal ñu pour que suba mu mën a am li ñu mun tuddee li ñu tuddee indépendance économique mu mën a jël envolom sur le plan économique sans soxla nasaraan yi ñu ni mel. loi d'habilitation bi. ni opposition bi demee. ah baisser les bras. déposer les armes. ba pare naa président Macky Sall gongo. loolu erreur bu rëy la. d'abord. man foog naa ni. opposants yi amuñu temps. pour saisir tënk. li nekk. ci biir loi d'habilitation yi. dañuy bette ginnaaw pouvoir yi ngi leen a jox. benn ngoo. mais à supposer même ñoom ñu xam ko. mais ni ñu demee en rang serré. en colonne couvrée. voir le président Macky Sall. mais su réussiré. ku mu jëriñ. Macky président Macky. d'accord. je peux même comprendre l'international. mais qui est le grand bénéficiaire. lui c'est le président Macky Sall. c'est vrai. mais mënoon nañoo xam nu ñuy demee. ak. réserve yi ci war. ak jël matukaay yi ciy wax. mais defuñu ko. woo na leen. ku ci nekk pressé wu nga. waaw dem toog jàkkaarloo caméra yi. jàkkaarloog caméra ñëw ni gongo. ñu denc ko. dañ koy denc ëllëg yow a de. archive waaw. yow la vaar waaw. donc y a ça. aujourd'hui mu neex mu naqari. le président Macky Sall. mooy buur mooy bu muy wax na ko. y a plus d'opposition y a plus de. y a plus d'opposition nationale. y a plus d'assemblée nationale. y a plus rien. moo yor pouvoir exécutif. waaw moo yor pouvoir judiciaire yor législatif. roi la daal buur la. roi la. man kay loolu la wax. est-ce que dans l'histoire du Sénégal lii mës naa am. ah kon loi d'habilitation bi ni mel. ah non non ni nga ko bindee. waaw ak ni mu demee mën naa am moo tax du ma kii. ni nga ko defee
ni nga ko yaatale mais ba ruuxaale ci sax loo xam ni bokku ci ay état d'urgence ñëpp ni gongo ñaata député ko voté 33 députés waaw ñoo ko voté ce qui mais n'est pas mënoon normal. nañoo jël seen i matukaay bàyyi député yu ñëw député yi fagu ah ñu ñëw ah ñu voté ko donc jox nañu lépp le président Macky Sall donc dama ni li bon mooy def dara yàkkamti ko la ngay rëccu waaye fekk rëccu wees na fekk rëccu wecc na yu rëccu wees na il n'y gagne rien l'opposition n'a rien à y gagner les opposants pour l'Afrique je crois que yeewu war naa jot waaw am na ñu wax sax ni suñu jógee fii il faut mën a avoir beneen ordre mondial waaw ah yàlla mën naa def peut-être y a des gens qui prédisent que le siècle de l'Afrique viendra waaw yow Afrique li nga am ci ay richesse jëriñoo woo ko yow la ñuy nax dëkk ci la nax di la dégg exploiter nga ñaari chercheurs français yi bëggoon fi gis essayer nga vaccin bëgg fee vaccin pour tester ko africain yi waaw ñun yaa fus mënuñu ko fekkee te loolu léegi jamono ji ñu nekk xawma amatul ñëpp xam dëgg la mais su ci africain yi mënee am yeewute wala génération boo xam ni dana ci mën a soqee ko bokkul ak ñii su boobaa njëriñ mën naa ñëw waaye c'est tout bénéf pour ñun c'est tard su benn pour nous mais mënatul continuer waaw mënatul papa continuer daal macha allah émission bi moom ñu ngi fi wax daal macha allah émission bi jeex na man sama yama bindoon yëpp daanaka nërmeelu na mais macha allah ndaxte da nga ñëw yow sa émission moom yow yaa koy def moo tax it mu ngi noonu daal léegi nag ma gërëm la sant la bàyyi la nga tàggoog mbokk yi la doon seetaan ba mënuñu lu dul tàggoo leen de xam naa ko moom lu ma wax mu neex wala bañ a neex de bonne foi laa koy wax dëgg la te lu ma gëm la man nii la ma yàlla bindee d'abord man ku dul yàlla ragaluma la sama diggante ak sama borom moo gënal diggante ak nit ñi li may wax de bonne foi laa koy wax te njëriñ laa bëgg mu nekk ko dëgg la jeex na ñu ngi gërëm papa maître Abdoulaye Babou la woon moo nekkoon sunu invité avocat à la cour ancien ministre ancien député mais papa kon fii nii dafa mel ne bàyyi nga politique. ah bàyyi naa politique. waaw donc moom jeex na. waaw bàyyi gis naa sama sa parti bi. léeg-léeg parti bi dafa mel ne da nga xaw a. moo koy politique tu vois. kon mais Abdoulaye Babou la woon. ñaamoon mais nag kon léegi on va reprendre sunu rendez-vous annuel yi. ah waaw su la neexee. jeex na. jógee kontaan ci Ila Touba. waaw ndax je sors de chez moi à 7h. waaw à 8h15 je suis à Dakar. macha allah parce que sama ni yaa ma fi jiitu. ah voilà jërëjëf Ila Touba. ñu koy gërëm waa jërëjëf Ila Touba. donc ñu koy gërëm bu baax maître Abdoulaye Babou. di leen gërëm yéen tamit mbokk yi ci teewlu bi di gërëm bu baax a baax Ndeye Malle Mele. borom glam style by Mado moo ma mèche defal mèche yi na ma comme temps amul kenn mënutul toog ci salon toog yu yàgg ya donc defal ma mèche rek nii xaw ay mèche xaw ay kiti li nga tudd xale yi li ñuy def moo ma mèche nii donc di ko gërëm ci mèche yi gërëm nga tamit ci make-up bi gërëm na ko noonu équipe technique bi moom dañoo résumé rek en une seule personne Ibrahima Cissé moom itamit mooy buur di bumbi moo nekk fii nekk fële nekk fa ca des waaw ku mer nag sama yoon nekku si moom laa gis ndax moom tardewul fidèle au rendez-vous gis naa tamit ñoom ci ñoom Weuz ak sama nen yi nekk fii ci ruq bi of yaa ngi doog a ñëw tardé nga comme d'habitude Moussa Sène ci montage bi kan laa fàtte Ndeye Malle Fatou Kiné Dem ci assist ci kii bi ci réalisation bi tey Fatou Kiné Dem moo réalisé émission bi ñi si profité di prox ndoolu di nuyu nag rédaction TFM yëpp ma jël lépp nag teg ko ci sama loxo sama rakk jooju rek Chérif Dia donc di gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm bu baax tamit papa dañ leen fàtte gërëm mooy personnel médical bi waaw ñoom tam ñu ngi fi waaw personnel médical ñi def bu baax ñi ngi liggéey bu baax donc di wax rek sénégalais comme d'habitude rek restez chez vous toog leen seen kër bu ngeen génn sorti couvert jël leen seen masque gants yi léegi dégg naa baaxatul mais daal yem lañ ci masque yi daal yàlla baax na kon incha allah beneen dimanche beneen face to face jërëjëf au revoir